yàlla dogal na Gaston Mbengue mi il y a 10 ans moo leen njëkkoon a boole ci lu ñu tudde woon le challenge orange keroog dañoo bëre ba arène bépp doyal stade bi kenn bëggul woon kenn yóbbu ndam ndax jom jañu ca wone ak fulla ja ak fayda ja nekkoon combat bu nga xam ne man mii toog maa ko doon reporté sur la RTS Moustapha Gueye nekkoon sama consultant keroog dafa kontaan ba tëb ni lii mooy combat ndax ñaari mbëri la ñu amoon yépp la ñu joxe ci combat boobu. acte 2 bi ñu ñëwaat ci Eumeu Sène am ndam ci ki nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2 ñii ni da koo nax mu ni da koo guitare bii yoon nag nan la nar a demee ci acte 3 bi ndaxte keroog bi nga xamante ni combat bi jeex na Lac de Guiers gëmul woon ni dafa daanu il a fallu mu ñëw ba ci plateau bi ñu tegal ko ralenti bi mu xool ko ni ko mbër félicitation yàlla na la ndam li jik keroog la dégg muñal bi yoon nag Lac de Guiers nee na ma ci suuf combat bii dama bëgg mu dàq suñu ñaari combat yépp passé te bëgg naa yi tamit mu raw bu njëkk ba waaye bëgguma mu mel ni di acte 2 bi kon am na lu muy séentu ci Eumeu Sène loolu lañ koy laaj lan lay séentu ci combat bi ñu bàyyi Lac de Guiers numéro 2 mu ñëw wax ak gaay cëppeelu nii rek yaa tànk bi togal tam non mënuñ toog mu nice togal nii togal ay bismillah ok waaw waaw d'accord ayca d'abord Lac de Guiers numéro 2 combat bi mooy sa 3e confrontation ak ki nga xam ne moo di Eumeu Sène ñu leen di ñaanal yàlla may leen wér ak fekke ak tal bés ba kenn bañ a manqué waaye kenn bañ a manqué leen lenn ngeen ñëw kenn ku nekk à plus de 100% ndax yéen ñaar seen combat mënta naqari loolu la askan bi jàpp Lac de Guiers Eumeu Sène acte 3 bi lan nga ciy xaar. waaw avant tout Père Malick maa ngi leen sant di leen gërëm du nuyu képp koo xam ne amateur làmb nga du nuyu sama papa Père Ali du nuyu Père sama papa Kayre maa ngi koy ziar bu baax a baax sama papa Massata maa ngi koy ziar di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm ah di nuyu suñu papa Gaston parce que tëgg na loo xamante ne tey moom lii laa gënoon soxla sama làmb waaw parce que tey nekk na làmb boo xamante ne làmb ma fonk la làmb bu ma jox cër làmb bu ma respecté làmb bu ma fonk nag teg ci. lu tax nga fonk làmb bi. waaw parce que Eumeu Sène dañoo bëre ñaari yoon ah benn bi ñu match nul benn bi mu daan ma ñu war a bëri 3e fois sànq jot naa cee wax ci journal yi nekk ci biti journaliste yi wax naa leen ba mu may daan bee pour tout tànk la mu nax ma ba daan ma. ma ne ko bii na xale màgg na te ci kàttanu yàlla dañuy dem jëlee lu ñu moom incha allah bu neexee yàlla. combat bi safara lañ ciy xaar lu dàq premier acte ba moom lañ ciy xaar loolu ci yow la dépendre wala ci Eumeu la dépendre. waaw premier acte bi boo xoolee combat bi métti woon na trop ba ñu doon seetaan lamb ji stade jour boobu seen xol sedd na. 2e acte bi ñu war ko biisaat ma ak moom bañ ko waree biisaat nag ah mu jaay ma xelu mag daan ma ci j'espère que bii baa du ma jéem a jaayaat xelu mag dañ koy jéem a biisaat bu comme bu njëkk ba wala bu raw bu mu njëkk ba rek. bu la jaayee xelu mag ndax doo ko jaay doolee xale. waaw noonu la nag làmb noonu la ah. mag a xale la rek te incha allah ci kàttanu yàlla barki Serigne Ba bëgg ci kàttanu yàlla may am ndam. ci kàttanu yàlla. waaw. Càndum jubantil ma bi jubantil ma micro bi seen micro bi seen côté bi ñoom tam normalul
xëccal micro baa ngi nii micro Equivox bi mu ngi nii mu ngi nii. booy seen affaire yi mën na koo téye wala tey ngaa ñëw toog fii wala nga taxaw na ci taxaw na. Lamine defaral micro yi fii defaral ma fi woon. taxawal ci wetu Babacar. dugg na c'est ça. après dinañ ci dellu si. da nga koy escorté wala nga génne ko rek. micro wala fi mu ngi. Babacar fi nga taxaw est-ce que dina baax. il faut nga jouer. seen micro yi ñoo micro yi baax. seen micro da ngeen koy defar waaye. dina teel la ñaar. dañuy yor ay micro yoo xam ne sama baay téléphone bi nag wax dëgg yàlla xaw ma ku ko moom mais tamit dafa moom li xam bi moom day enregistré est-ce que dina baax gars yi ah. ça va. oh gars yi tey. waa Eumeu. moo tax entraînement baax. ñi ngi jëm ci sa 3e confrontation. ak ki nga xam ne moo di Lac de Guiers numéro 2. nee na première bi da ngeen ko joxe ba mu neex 2e bi nga jaay ko xelu mag daan ko. 3e bi nag nee na bu ko jaayaat xelu mag ndax xale màgg na. waaw d'abord li ñu njëkk a def mooy sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu ñaari waajur yu mag. di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu Père Ali di nuyu suñu doyen Kayre maître Kayre waaw di nuyu suma gars yi jàmbaar maa ngi di nuyu Masata waaw di nuyu Lanjang di nuyu fi nekk yëpp ak Père Gasson ku lim rek da ngay juum. waaw nee na acte 3 bi. acte 2 bi da nga koo naxoon. ba guitare ko. waaw acte 3 bi nag nee na xale màgg na doo ko naxaat. waaw loolu moom ñu ñëpp ay xale ñëpp ay morom lañ rek fii mag ak xale amu fi ñëpp ay morom lañ dañoo bëri woon yàlla def ñu match niil ñu bëriwaat yàlla def suñu borom yàlla mu dara tawul def ma daan ko kon ñu ngi dajawaat dañuy ñaan yàlla suñu borom ndam rek. muy mbër moo xam mu xam la lool. waaw loolu am la. et puis mu nekk combat bu nga xam ne dafa ñëw ci moment bu nga xam ne Eumeu dafa yoroon titre roi des arènes ñàkk ko. am lu mu ameel waa Pikine parce que keroog waa Pikine ni nga ñàkkee da leen a métti nga war leen a fay bor sa diggante ak Lac de Guiers nekk premier combat après défaite boobu. waaw combat la bu ñu fonk parce que tout le temps lu may wax rek ni champion ñu koy xam ci retouram làmb la nag mais nag bés bu ñu fonk la waaw bés bu ñu fonk la trop waaw ñu ngi ñaan yàlla suñu borom bi dara tëw yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may ndam mais bés bu ñu fonk la yaakaar naa ni wax tuuti jëf lu bëri moom moo ma jëg waaw man wax mu néewu ma ko noonu waaw mais nag làmb la dinañ ko préparer ni ñu ko war a préparer li ci war a dinañ ko def. premier bi da ngeen match nul deuxième bi nga guitare ko troisième bi loo fas yéene. ñaan yàlla may ñu ndam rek li xaw ci bis bi yàlla su ma ko xam. mais ñu ngi ñaan ndam te am nañ ci yaakaar bu baax a baax. est-ce que mën nañu xaar combat bi gën a neex seen ñaar yi ngeen dépassé. waaw lu mën a nekk la. parce que nu ma déggee ni mu waxee ah. yaakaar naa bu ko arbitre sifflé dina bëre de dina xeex dina bëre ci nu mu waxee nag waaw jàpp naa ni bon combat bi kon mu ko waxee rek lu mu gën a bëgg ci àddunaam la combat bu mu yaa xamti woon la man maa koy dégg fan yëpp tey tamit aussi dëggal na ko waaw kon combat la rek combat la kon yeneen combat yi rek waaw mais nag yàlla baax na ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam waaw mais góor daal balaa kaay ñam ko te ñamante nañ 2 fois waaw kon làmb la quoi nañ ko jàpp foofu rek kon yab nga ko. non góor bala nga kaay yëpp ñam ko la ñam nga ko ndax yab nga ko. yàlla baax na waaw nañu waajal rek di woo sama mbokku joolaa yëpp waa Casamance yëpp. di woo tamit aussi sama mbokku séeréer faata yëpp. di la wax ni lamb yi seen lamb la. di woo waa Màkke Diané di woo waa Bogal waa Pikine moom combat bi seen combat la. di ñaan suma rakk yi fa nekk yëpp tam combat yàlla su borom may leen ndam. jërëjëf suma gars yi léegi dañuy jàll ci acte bi ñu bàyyi ñaari mbër yi ñu yéeg parce que comme ni ma leen ko waxee rek présentation la bu ñuy demee ci face à face tàngal yi ngeen bëgg ak yëpp dina ci ñëw. nee na day wax ak mbokk soose bi kaay bul dem man kay damay équilibré
Bari Mbandinkool waaw xam nga boobu moom foog mu bu ko deful day am lu manqué. ah mais bien sûr. waaw xam nga. waaw après dañuy yëgat waaw. xam nga nit ak mbokkam ah. waaw. man dafa am ci côté yi ma bokk. bokk naa ci ñetti côté yëpp. waaw bokk naa ci waalo yi bokk naa ci séeréer yi. bokk naa ci soose yi. yaa ngi dégg tey ñooñu ma entouré. kon donc mënu ma toog ba jóge fii te tudduma leen gërëmuma leen. parce que dañuy son samay combat. woo leen tamit. waaw di woo waalo yëpp ah. képp koo xamante ne yaa ngi waalo ak tund waalo ba mënti nekk maa ngi lay sàkku ñaan ci combat bi bu baax a baax a baax. di ñaan mbëru waalo yi nekk waalo ñëpp ak pëlu waalo yeeg ñëpp jàpp ci combat bi surtout pëlu waalo yi ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm képp koo xam ne deretu waalo mooy daw sa yaram. day ñëw maa ngi lay ñaan nga jàppale ma ci combat bi ñaanal ma ci. di woo képp koo xamante ne séeréer nga ëmb nee na comme yaa ngi woo pël yi xanaa takk nga yaakaar. waaw. parce que pël yi moom nee nañ ku leen woo da ngay bëgg a takkaate. même ma ñëwal ba pare xaar maa ngi ñëw ci moom maa ngi koy ñëw tontu yaa ngi dégg ah maa ngi woo séeréer yëpp ah ci sama côté yaay di woo séeréer yëpp képp koo xam ne kullu séeréer nga maa ngi lay sàkku ñaan ci combat bi yàlla may ñu ci ndam ah di wax Mbandinkool ana kam moy laal al di mal la dëggeer fe la yo combat sotani amba sen alba dawo da duniya kono sherifo baynunkel jolal altel be momo on kafo nko mbal dano ñu combat al yen su wala je parce que tini amba sen lo lafta ka boy inshallah na dia talay Mbandinkool ala barka fonfon mbal dano lo duwala sherifol nak sherifol mu ba dawo da mu konto mu ay darati mba dano lo ay yen su duwala sherifo ba dawo da bangeer en Ziguinchor Sélifol ba jee en Casamance bel mbal dana jël su waddu wala inshallah ala warta ala barka fam waaw nee na pël yi ngay woo ndax da nga koo bëgg a takk wax Géejawaay ah ak sa benn dàll bi gars yi nee nañ lu waral benn dàll bi oui maa ngi woo waa Géejawaay ah kullu waa Géejawaay waaw combat bi combat waa Géejawaay la maa ngi non gars yi ñoom ñeem bala oui ma nee nañ bu waxee da nga yaakaar ni le jour J bu arbitre sifflé combat bi jeex. yow xanaa alors que tel n'est pas le cas. yow depuis sànq ba léegi yaa ngi may laaj loolu. waaw parce que amateur yi dafa xaaral ma ñëw dañoo ñëw fii. gis nga lamb gars yi nee nañu da ngay signature contrat waaw am duy ma signature contrat ak lu mu laaj moom ngay wax bésu lamba ji yaay xam sa bopp yaay xool di ngay gérer sa combat nga gérer ko noonu. ok yaa ngi dégg voilà boo beneen bis toppat kaay ma wax la benn xel kii bu jàppul ci Yann Bass bu jàppul ci Yann Bass lu koy Yann Bass moom xam na waaye damay ragal lu ko daloon ci Modou Lo lu ko raw dina ko dala ci Lac de Guiers tipp yi nekk ci tànkam yi sax suufu tànkam yi tipp yi fa nekk xamul ne xam na wasalaam Lac bul dem wala taxawal waaw kan mooy li mu wax garaaw na nee na boo jàppul ci Yann Bass léegi yow kan mooy Yann Bass micro yi ma defal micro yi gars yi. waxal def leen ndànk ma defal micro yi. def neex na de bul tontu ñëw day yàgg rek kaay rek ay nii waaw nee na boo jàppul ci Yann Bass xaw ma lan di nga am lu raw li la daloon contre Modou Lo dina la dal sa tëpp yi nekk sa tànk yi sax xam na ko wax te nee na waxu la takk waaye takkaguñ la tipp rek la wax waaw du tipp de bind la du tipp waaw bind nekk suma tànk du tipp waaw du waaye tipp bind moo nekk suma tànk Yann Bass mooy kat bind la rek yegg ci rek man bind moo nekk suma suufu tànk ci suufu tànk mi ngi sa suufu tànk donc ma sama tànk loolu judduwaale ci man bind la du tipp moo ko pour mu gën a leer voilà noonu laa judduwaale ay bind la mais du tipp Yann Bass mooy d'accord Yann suma xarit la waaw non du keesoo mën a rëcc mun naa simu sama tànk wan la ko léegi loolu dara Yann suma xarit la parce que suma benn paa doomam la suma xarit la rek maa ngi ko yóbbu ci làmb benn yoon laa ko yóbbu ci làmb à part loolu ñëwaatul sama combat loolu kese la gisaatuma leneen xëy nag fausse information la jot maanaam rek yow mbër yi moom yaa ma gën a xam wax mbër la acca woote voilà non man woote naa pare ñu may woo naa leen pare jërëjëf merci di sant yàlla bu baax nag di julli ci Yonent bi di gërëm samay ñaari waajur mag yàlla moo def sama combat bi passé ma daanu ma ñàkk suma couronne loolu mbir yàlla suñu borom la dama koy nangu waaye na fekk moom mu jëfee ko maa ngi moom laale nañ bu baax xamante ngeen voilà dama ko duuma ba arbitre bi nangu ko sumay loxo ñu bëre waat ma jàpp ko dëj ko
du dëgg waa làmb la nag na waajal rek ma waajal du dëgg nee na da laa duma ba arbitre di nangu la. Eumeu Sène day wax lu ko neex suñu combat bu njëkk bu nu mu demee combat bu métti ñun ñaañam kenn ku nekk dem na ci ardo yaa ngi dégg combat bu métti non dégg la ma fi mun a Eumeu Sène yow ma dóor la coup bopp nga naa ma fii la xarit Dia yow la moo def nii sama xel bi yow. sama bakkan ba non sama gémmiñ bi dara new ci non sama gémmiñ dara sa gémmiñ bi loo defoon na jour suñu combat mujj bi sa gémmiñ bi loo def nii. la moo ko def. mais yow kañ ngay commencé. itam jëriñu. mais saa waay defal nii rek. sama gémmiñ ngi nii. mbaa garaaw man xoolal weddi wu ma sama. jàmbaar man aw ma moo ma defoon lii. man aw ma habitude boobu di wax mais sama combat ak moom bu mujj bii nii ba arbitre waay sifflé coup bi ma ko dóor moom moo taxaw wax carrément ne Lac de Guiers 2 moo ma dóor coup boo xam ne ba mu ne nii sama làmmiñ day génn lan la journal yaa ngi fi. waaw wax di waxaat. waaw d'accord man moom non garaaw wi ma. yàlla non garaaw làmb la non garaaw nañ ko bàyyi rek mu wax. c'est vrai parce que non lax man moom yàlla xam na ne wax mënewu ma ko xam nga man du ma mënuma loolu. làmb la moom na gérer détail yooyu ok yàlla baax na.